salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa ASMAT salaamaaleykum waa université maa ngi nuyu di sant ñëpp man maay docteur Demba Diédhiou je suis maître de conférence titulaire à l'université Cheikh Anta Diop faculté de médecine di jàngale mbirum médecine interne ak endocrinologie diabétologie mais aussi di jàngale mbirum thyroïde. Thyroïde dafa nekk organe boo xam ne ci suuf baat bi la nekk mooy fii nii la nekk thyroïde dafa nekk organe boo xam ne neexul gis koo xam ne amul feebar thyroïde te thyroïde boobu dafay produire ñaari hormone muy T3 ak T4 hormone yooyu dafa am solo loolu ci yaram nit mooy tax suñu yaram lépp di fonctionner bu ëppee dina am problème bu doyul aussi dina am problème moo tax nag bu ëppee dina am feebar goitre mais aussi bu doyul mën nga am aussi feebar goitre. Thyroïde bi nag feebar yu bari mën nañu ko laal thyroïde bi cancer mën na ko laal thyroïde bi mën na jékki-jékki mu neewi loolu la ñuy wax thyroïdite thyroïde mën na jékki-jékki mu reesal boppam loolu la ñuy wax atrophie thyroïdienne. mais aussi thyroïde mun na jékki-jékki mu rëy bu rëyee nag boobu la ñuy wax goitre mais dafa am ñaari façon goitre boo xam ne dafay am ay donj ci biir yu bëri loolu la ñuy wax goitre nodulaire mais aussi dafa am goitre boo xam ne dafay rëyandoo dafa mel ni deret bi ak cellules yi ñoo bëri boobu nag mooy goitre bu gën a bëri ci Sénégal boobu mooy maladie de base d'eau. ci biir goitre bi nag bu njëkk ba dama waxoon ni thyroïde yan feebar ñoo ko mën a laal mais feebar yooyu bu ñu ko laalee nag. day répercuté wu ci fonctionnement thyroïde bi léegi thyroïde bi nag feebar bi mën na ko laal ba nu muy yëngatoo dafay néew doole lu muy produire ci T3 T4 du bëri te boobu nag bu amee loolu la ñuy wax dafa am hypothyroïde yi mooy lu muy sécréter bëriwul mais nag bu gën a bëri bi mooy hyperthyroïde yi mooy feebar bi da koy laal ba goitre bi nu muy fonctionner dafay ëpp doole bu ëppee doole day sécréter T3 ak T4 lu bëri. boobu mooy hyperthyroïde yi léegi nag naka lay manifesté wu hypothyroïde yi wala hyperthyroïde yi xaar ma commencé ak hypothyroïde yi dafa mel ni feebar boo xam ne lépp du la saf ci àdduna da ngay yéex da ngay gaaw a fàtte da ngay nelaw lu bëri da ngay constipé foo toll da ngay liw des fois da ngay jël poids en fait hypothyroïde yi moom lépp loo xam ne lu ngay def ci àdduna dafay nekk ci ralentissement lépp ay yéex lépp du la saf des fois sax sa karaw day daanu boobu mooy hypothyroïde yi mais des fois sax sa kanam mun na jékki-jékki di gis sedd donc foo toll di nelaw lu bëri foo toll fu ngay sedd foo toll ngay gis ni lépp lu ngay def day yéex wala ngay wax muy diis wala ngay ronfler mun nga xalaat ni war nga ko mën a am demal seet sa docteur. beneen bi nag mooy hyperthyroïde yi mooy goitre boo xam ne lu fonctionné lu bëri boobu nag naka lay manifesté wu fit bi day tëf-tëfi ngay apaat nakari deret di gaaw a mer di gaaw a jooy doo nelaw lu bëri mooy da ngay am insomnie xuloo bu mu am yaa nga fa ku la wokk tuuti nga xuloo même su fekkee dañ lay wax loo xam ne kii wu la da ngay xuloo laal biir bi mun na ci daw beneen problème bi mooy da ngay jeex fit bi di tëf-tëfi biir bi di daw ngay toog di xuloo xam nga yooyu dafa nekk signe yoo xam ne normalement nit ki war ko am bu ci jógee ci loolu nag ngay néew doole. des fois sax mun nga sukk sax pour nga jóg sax da ngay am problème loolu la ñuy wax le signe du tabouret en dehors de ça nag da ngay mel ni koo xam ne ku ñaglaf mooy da ngay agité lépp loo def rek da ngay agité lépp loo def rek fit bi di tëf-tëfi lépp loo def rek da ngay gaaw a mer globalement kan mooy am thyroïde yi mooy koo xam ne dafay jeex fit bi di tëf-tëfi di ñàkk nelaw ba pare mu nekk jeune surtout loolu boo ko amee noom war nga mën a xalaat ni boo moytul am nga hyperthyroïde yi. ñaari feebar yooyu hypothyroïde yi mun nañu wax ni dafa nekk feebar boo xam ne auto-immune mooy soldat yoo xam ne ñoom ñooy xeex contre microbe yi ñuy attaqué soldat yooyu ñooy attaqué goitre bi ba détruire ko ba goitre bi néew doole boobu hypothyroïde bi la. beneen bi mooy cancer lan moo koy andi cancer nag loolu mënuñu wax réellement lan moo koy di faral di andi mais à part ça mun nañu wax rayonnement ionisant. par exemple ñoo xam ne fekkee nañu Tchernobyl wala par exemple ay centrale nucléaire yoo xam ne day toj ñëpp ñoo xam ne dañu exposé dañu am benn risque bu rëy pour am cancer de la thyroïde mais cancer de la thyroïde fan lay gën a feeñee ñoo xam ne dañu am goitre boo xam ne dafay ànd ak donj
mu jeexal nag boo xam ne boobu la ñuy wax hyperthyroïdie hyperthyroïdie ñaari feebar ñoo koy faral di gën a andi mooy goitre bu am donj mais surtout maladie de base d'eau maladie de base d'eau aussi dafa nekk feebar boo xam ne suñuy soldat yoo xam ne ñoom ñuy protéger soldat yooyu ñoo ñëw di attaquer goitre bi maladie de base d'eau boobu nag naka lay manifesté wu mooy feebar goitre boo xam ne bët yi day génn baat bi di génn ngay yaakaar ni ndomba baat la alors que goitre la mais aussi ngay présenter ay signes d'hyperthyroïdie fit bi di tëfi tëfi naqari deret bët yi di génn ngay jeex ba pare ñàkk nelaw loolu mooy maladie de base d'eau donc pour rappeler maladie de base d'eau mën naa la wax ñetti mbir bët yi di génn goitre yi di génn ba pare fit bi di tëfi tëfi ngay jeex boo ko amee war nga mën a yaakaar ni am nga maladie de base d'eau à part maladie de base d'eau ci wàllum hyperthyroïdie am na boo xam ne goitre nodulaire toxique mooy goitre boo xam ne dafay am doñ ba pare di am hyperthyroïdie am na gaa am na ci population bi gaa mais maladie de base d'eau mooy feebar boo xam ne boobu mooy gën a sonal parce que nit ñi dañ lay gis bët yi di génn du ñu xam lan la nit ñi dañ lay gis baat bi di génn gonflé du ñu xam lan la nit ñi dañ lay gis ngay jeex takk ba pare du ñu xam lan la des fois nag ñu bëri bu ñu la gisee dañu yaakaar da nga am sida faj ba sonn gisuñu ko ñu yaakaar ni da nga am tuberculose seet ba sonn gisuñu ko ñu yaakaar ni da nga am diabète ñu seet ba sonn gisuñu ko donc képp koo xam ne da ngay jeex ñu seet ba sonn sida gisuñu ko seet diabète gisuñu ko seet tuberculose gisuñu ko ñu seet feebar yoo xam ne yooyu ñooy jeexloo nit gisuñu ko xamal ni war nga mën a am goitre donc goitre de plus en plus képp koo xam ne day jeex fit bi di tëfi tëfi naqari deret ñàkk nelaw ba pare nag ñu ngi seet ba sonn gisuñu ko demal seet goitre boo moytul mën nga ko am parce que am na ñenn ñoo xam ne mën nañu am feebar goitre ba pare goitre bi gonflé wul mën nañu am feebar goitre ba pare bët yi génnuñu donc fit bi tëfi tëfi rek yaakaar nga ni war nga ko mën a am demal seet bu dul loolu nga seet leneen. feebar goitre dafa nekk feebar boo xam ne am na ñoo xam ne dañu am prédisposition ñoo xam ne mën nañu wax ndono ñu bëri dañ koy am ci seen famille wala seen filiation seen maam amoon na ko wala seen papa seen yaay wala benn nit boo xam ne ci famille bi am na ko mais lu koy gën a andi mooy dafa nekk feebar boo xam ne nit ñoo xam ne du ñu mën a gérer stress ñoo koy di faral di am parce que gis nañ ni dafa nekk feebar boo xam ne jigéen ñi lay faral di dal mais mun na dal xale mun na dal góor mun na dal màgget mais lu koy gën a faral andi mooy coono àdduna mooy stress mooy naqar mooy trahison mooy ñàkk dépense mooy mélancolie képp koo xam ne dafa am lu ko nakari ci àdduna parmi lesquels stress bi surtout wala pression sociale wala benn genre pression au niveau professionnel ngay def liggéey bi mënul dem nga bëgg a xeex ak àdduna bi di gën a metti le plus souvent ñoo xam ne mënuñu ko supporter ñoom ñooy faral di am feebaru goitre. goitre nag hôpital lañ koy fajee gis nañu ñëpp ñoo xam ne dañuy dem traitement traditionnel ngay dem ñu lay jox ay reen ngay dem ñu lay jox ay kii gis nañ ñoo xam ne sax dañu dagg ci biir goitre bi def ci ay garab gis nañ ñoo xam ne sax ku doon faj dafa doon bëgg a toj goitre bi nee na da koy bës mu toj bu ko tojee mu tojee ci biir feebar bi dina tane gis nañu façon feebar bu nekk gis nañu ñoo xam ne naanal nañ leen sax ba ñu am problème hépatique naanal nañ leen ba ñu am problème rénal donc feebar goitre hôpital lañ koy fajee boo ko yéexalee ci fajum wolof ci fajum diine ci fajum joolaa ci fajum tukulóor boo ko yéexalee ci ñëw ci faj hôpital mun nga ci am problème cardiaque mais aussi mun nga ci am yeneen problème parce que boo amee feebar goitre lu bëri nag day manqué ci yow comme ni ma koy faral di wàññi rek ñuy am foite le plus souvent nit ñi dañuy manqué leen seen dignité nit ñi dañ leen di émarger nit ñi dañ leen di isoler nit ñi dañuy yaakaar ne dañu am benn feebar boo xam ne ñoom ñoo ko def alors que noonu la feebaru àdduna la donc feebar goitre boo ko amee boo ñëwee hôpital bu ñu la fajee day wër. feebar goitre nag boo ñëwee bu njëkk ba rek mooy dañuy njëkk waxtaan ak yow parce que feebar goitre dafa am loo xam ne c'est indispensable da nga war a miinante ak sa docteur da nga war a ànd ak discipline da nga war a am ak dégg ndigal da nga war a lépp lu la wokk nga joindre sa docteur nga joindre sa secrétaire docteur boo ci jógee nag ñu jàngale naka la ñuy fajee goitre ak goitre naka lay màndargoo ak lan mu la bëgg lan la soxla mooy lan feebar goitre stress moo koy yee boo traité wul stress bi boo traité wul nit ki lan moo tax feebar bi am xam nga ni kooku du gaaw wër boo ci jógee ci traitement psycho-affectif
mooy nga defal ko nga wàccee ko nga won ko ni feebar bi wax dëgg nag maa ngi partager nakar bi mais feebar boo xam ne mun nañ ko faj ñu soog la bindal garab mais ñetti façon traitement moo am mun nañ la traitement ak ay comprimé mun na nekk traitement opération bi bu mujjee bi mooy traitement ak iode radioactif bu dee yow da ngay choisir traitement ak ay comprimé surtout maladie de base d'eau boobu nag traitement bi nu mu tuuti ñaari at si biir ñaari at yooyu waroo mun a arrêter garab yi bu ko mus a arrêter parce que dafa nekk feebar boo xam ne il faut nga xoj ko nga étouffer ko pendant 2 ans pour mu wër yow boo toogee une semaine kese boo xam ne naanoo garab rek feebar bi mun na dikkaat moo tax traitement ak ay comprimé da ngay fexe boo koy traité ci 2 ans yi bul mus a arrêter comprimé yi fu muy waaj a deex nga dem jënd fu muy waaj a jeex nga dem jënd di topp say rendez-vous di topp say analyse di def parce que si analyse yi c'est le docteur bi mën a xam naka lay changer traitement bi beneen façon traitement bi mooy opération bi nag képp koo xam ne da nga am donj surtout donj boo xam ne dafa ànd ak hyperthyroïdie dañ la war a opérer mais aussi ñoo xam ne dañu am maladie de base d'eau war nañ leen mën a opérer kañ lañ leen opérer bu ñu gisee ni da nga néew doole war nañ la mën a opérer bu ñu gisee ni traitement bi demeewul noonu dañ la war a opérer bu ñu gisee ni traitement bi traité nañ ko mu dem ba ci biir joxe ay complications dañ lay opérer bu ñu gisee ni traitement bi dem na ba ci biir ba ñu arrêté feebar bi dikkaat nañ la opérer parce que yooyu yëpp dafay prouver ni traitement médical yow mënoo ko supporter dafay prouver ni traitement médical bi yow mënoo ko topp pour plusieurs raisons mais aussi képp koo xam ne nag dem nga ci bés ba zigi ñu gis ni da nga am allergie ci feebar bi dañ lay opérer. troisième type d'opération bi mooy iode radioactif boobu nag dañ lay jox benn comprimé boo xam ne boo ko naanee day dem dajaloo ci goitre bi boo ko dajaloo ci goitre bi da koy tas da koy yàq ci biir boobu lay faral di wax c'est une chirurgie sans chirurgie parce que gélule bi ngay jël nga naan ko boo ko naanee day ñëw ci goitre bi bu ñëwee ci goitre bi da koy tas ci biir ba pare jarul ngay opérer donc ñetti façon traitement moo am traitement boo xam ne ay comprimé ngeen xam ni boobu nag traitement boobu 2 ans la bu tuutee ba tuuti am na chirurgie wax naa leen ñan ñoo gën a yelloo chirurgie am na traitement par iode radioactif boobu bëriwul Sénégal mais boobu ñu ngi koy def hôpital général de Grand Yoff te ñoo xam ne mënuñu def traitement médical te dañu ragal opérer ñoom lay ñu faral di yóbbu ci traitement par iode radioactif se sent très bien ku ëmb wala koo xam ne mu ngi am projet de grossesse traitement par iode radioactif boobu moom duñ koy di def. goitre mën na ànd ak ëmb mais kañ lañ la mën a autoriser nga ëmb parce que garab yi mën na lor xale bi goitre bi mën na lor xale bi mën na lor ëmb bi goitre bi ak garab yi mën na lor nampal bi donc kañ lañ la mën a proposer pour nga ëmb mooy boo ñëwee am sa goitre il faut ñu stabiliser feebar bi balaa ñu lay autoriser ëmb moo tax nag boo goitre bi ba beesee ba pare nga nekk sa diggi doole dañ lay traiter goitre bi ba pare ñu defal la contraception mais goitre bi bu demee ba stabiliser nga xalaat ak sa docteur ngeen xool kañ nga mën a ëmb mais bu ëmbee nag da nga war a topp sa rendez-vous gën a jege sa docteur parce que boobaa bu dee rendez-vous tous les 3 mois ku ëmb mag rendez-vous tous les mois parce que dañuy xool yan garab lañ la mën a jox yoo xam ne yow du la lor xale bi yan garab lañ la mën a jox boo xam ne yow du la lor du lor nampal bi donc boobaa nag xam nga lenn rek mooy tax nga mën ko xam il faut nga gën a jege sa docteur donc goitre boo xam ne da ngay ëmb kenn warul arrêter traitement bi demal gën a jege sa docteur ngeen xam nag naka ngeen mën a def pour loolu. fu mu toll nii am na service yoo xam ne dañu xarañ loolu ci fajum goitre yan service ñoo ci gën a xarañ ci fajum goitre Abass Ndao dañ fay fajee goitre dañ fay opérer goitre hôpital Fann mooy grand service boo xam ne foofu la ñuy opérer goitre hôpital général de Grand Yoff mooy CTO dañ fay fajee goitre dañ fay opérer goitre hôpital bu Pikine dañ fay fajee goitre dañ fay opérer goitre principal pareil hôpital Dantec pareil HMO mooy hôpital militaire de Ouakam dañ ko fay defee boo ci jógee nag ci région yi yëpp hôpital boo dem nga dem ni normalement léegi am na fa docteur boo xam ne boo fay fajee goitre mais de plus en plus nag waa goitre ñu ngi créer benn association boobu la ñuy wax ASMAT association des malades sénégalais ñoo xam ne suivi pour le goitre dafa nekk association boo xam ne dafa nekk di xeex pour ak yelleef ñoo xam ne dañu am goitre ñooñu boo leen jegee war nañ la mën a yombal loolu mais aussi mën lañ la mën a gën a orienter pour nga xam fan nga mën a dem parce que dañuy bañ nit ki di faju goitre di nekk ci benn centre de santé foo xam ne spécialiste nekku fa mais ci hôpital yu mën la cité nii boo fa demee di nga fa fekk koo xam ne xarañ na soit ci fajum goitre mais aussi ci opérer goitre fu mu toll nii amagum ñu dimbale
accompagnement rek la ñuy am pour dimbale surtout journée mondiale mais suñu plaidoyer mooy fajum goitre dafa cher traitement médical boo ko xaymalee ci 2 ans ëpp na million opération bi ëpp na 200 000 francs sans compter analyse yoo xam ne tous les mois da ngay def analyse T4 kese 10 000 wala 15 000 lay jar TSH 15 000 lay jar donc képp koo xam ne yow da nga war a ñëw di fay sa analyse di ñëw def sa transport mais aussi di ñëw di fay say garab te loo xam ne mun na jar 1 million mun na jar 200 000 francs xam nga loolu dafa metti donc ñun suñu plaidoyer dans le cadre de l'ASMAT mais aussi dans le cadre du groupe d'études pour la thyroïde boo xam ne professeur Issa Ndiaye moo ko suivre mooy lan naka la ñu mën a fexee ba dimbal boo xam ne waa sida waa diabète waa tuberculose waa hépatite dimbal bu ñu am aussi dimbal boobu ni ñoo xam ne goitre la ñu am xam nga lu tax Sénégal boo fi amee goitre surtout base daw nit ñi dañ lay isolé da ngay manqué xaalis da ngay manqué dignité da ngay manqué considération isolement boobu mënatoo liggéey parce que feebar bi daf la sonal koo xam ne dañ la isolé mënatoo liggéey amatoo xaalis nooy fajee sa goitre xam nga ñooñu normalement dañ leen war a dimbale ci fajum bi dañu war a wàññi analyse yi mais aussi opération bi dafa nekk loo xam ne lu war a disponible mais aussi lu war a gaaw pour ñu dimbal ñoo xam ne wax dëgg nag dañu sonn ci fajum goitre bi. donc maa ngi sant ñëpp di remercier samay kilifa Abass Ndao professeur Maimouna Ndour professeur Seydouna Diour Diop professeur Anassa professeur Marika Cissé mais aussi di remercier professeur Abdoulaye Leye maa ngi remercier mooy président GTE groupe d'études pour la thyroïde le professeur Issa moo xam ne moom moo dirigé association médicale si ñoo xam ne ñooy fajum goitre maa ngi remercier sama kilifa diine université yëpp parce que lu ma lay wax nii ñoom ñoo ko jàngal ñoom ñoo ma ko jàngal maa ngi remercier waa ASMAT suñu présidente mooy Mame Ndeye Sène mais aussi ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci membre bureau ASMAT mais aussi yëgal bépp malade boo xam ne am na goitre am nañu benn association dafa nekk ASMAT am nañu seen groupe WhatsApp ci groupe WhatsApp boobu lépp lañ fay waxtaanee des fois ñu def jaar-jaar kii raconter feebar goitre am ñeneen ñi am ci xam-xam mais aussi dañ fay bàyyi régulièrement ay waxtaan yoo xam ne ci filmu feebar goitre bi en tout cas maa ngi remercier ñëpp di remercier si samay kilifa par rapport feebar bi mais aussi di remercier yéen moo xam ne yéen a may jox la possibilité ma wax ci mbirum goitre parce que feebar goitre dafa nekk feebar boo xam ne malade bi dafa war a ànd ak discipline dafa war a ànd ak dégg-dégg boo jegee sa docteur wala sa secrétaire docteur wala nga am sa numéro docteur lépp lu ñu la wax nga def ko bañ a topp fajum diine wala fajum wolof di nga tane boo ko deful nag wax dëgg nag affaire yi day metti loolu donc ñun dañu nekk on est toujours disponible pour loolu maa ngi fàttaliku suñuy numéro mooy 964 19 94 964 19 94 boo wootee mun nañ la orienter fan nga war a mën a dem fajum ci feebar goitre loolu laa ciy yox asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.